Sénégal yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mënum lëmm gi Macky Sall doon doxee l'observateur nee nañu génnaat na ca ndajem conseil des ministres gi ñu doon def démb ci àllarba ji fa la waxee yéene ju mu am moom président ci delloosiwaat poste premier ministre bi mu fi dindee woon 2019 li tax mu jël dogalub delloosi premier ministre ci réew mi l'observateur nee nañu am na ay source yu leen xamal ne mooy fast track di wasa gi mu bëggoon yore ne réew mi doxee ko moo amul li am moo di ak cooxe gu réy ci coordination action gouvernement bi Soleil national wax ñu ne ci delloosi poste premier ministre ci réew mi ci la ñu jëm adopté nañu démb ca ndajem conseil des ministres projet de loi bi jëm ci def yu jooyandi ak i coppite ngir delloosi premier ministre bi fi Macky Sall sukkandiku ba ne moo tax mu bëgg koo delloosi Soleil national delloosi nañ ci xët mu njëkk Les Échos wax jàng fa li yéene kay bi bind moo di Macky Sall dekkalaat na poste premier ministre bi mu fi gasoon ba suul mu dolli ñu ci ne Union africaine gi ñu ko war a dénk mooy dëgg-dëgg ilay delloosi premier ministre Le Quotidien nañu Macky Sall dellu na gannaaw def na marche arrière ca dogalam ba la yéene kay ne ko ba aw yoonu sampatu premier ministre ci mode fast track témoigné nañu moom kay fast track gi mu doon wax ba tax mu jëlee woon fi poste premier ministre fast track ga dafa laj moo taxit ma nga cee bëgg a génnaat ba set wecc jëf ji ak defin wi la témoigné gis ci nit ku teg benn jéego jëm ca kanam ba nuppi tegaat ñaari jéego dellu gannaaw moo fi jëloon poste premier ministre ci coobaree boppam fanweeri weer ginnaaw bi mu ne da koy dellu siwaat moom Macky Sall ak ni mu doxale ci yëf yi soit ni mu ko jàppe moo di gaal gu réer ci digg géej xamul fa mu jëm di wëndeelu Guy Marius Sagna di ko dëggal ci Vox Populi ba di fa wax ne li am dafay firndeel ne Macky Sall akub régime am xamuñu fu ñu jëm dañuy làmbatu ak a tañax yi dem lan moo tax Macky Sall ne dafay dellu siwaat poste premier ministre ci réew mi Vox Populi ma nga ñu koy leeralal anki dina kay nañu li ko waral du dara lu dul dem nañu ba xam ne dindi gi ñu fi dindeewoon poste premier ministre du xalaat bu baax firndeeli moo di bi fi Mahammed Boun Abdallah Dionne jóge ak léegi ñaari weer ak genn wala daanaka projet yu mag yi état bi teg yépp lu ci mel ne TER bi BRT bi port de Ndayane université Amadou Mokhtar Mbow ba ci yeneeni projet ay projet lañu yoo xam ne demuñu cëng dikkuñu mbaylaar avancé wuñu leneen li ci anki dina kay gis moo di Macky Sall ak li mu nekk ku jóg mbaa lu jóg jote ci moom bu amaate ab premier ministre bu dakkulit dina wàññeeku anki dina kay nañu laaj bi kay mooy kan mooy doon premier ministre bu bees bi Macky Sall ak waa këram dañu ma bëggoon a boom kàdduy Ousmane Sonko la ci xët mu njëkk journal La Mandat ubbil yéenekaay bi moom jiital parti Pastef démb ba muy conférence de presse fa la ko waxee wax ne keroog ba ñu ma wooloo tribunal may wuy ji ñetti fan ci weeru mars 2021 dañoo attaqué sama convoi fitna juddu ca ba fukki doomi aadama ak ñeent faatu ca juróom-benni téeméeri nit jëlee ci ay gaañu-gaañu mu ne ñeenti fan ci weeru février 2019 ca Ndar Mansour Faye mu yónnee woon ay nervi ñu attaqué ñu porté woon nañu plainte waaye ba léegi mujjul fenn ca Fatick attaqué woon nañ fa ay militants yu Pastef ba am na ci koo xam ne ba léegi ma ngay faju ca Aéré Lao kii di Mountaga Sy njiital APEX moo yónnee woon ay nervim ñu ñëw attaqué si ñu Sud Quotidien nañu moom Ousmane Sonko li mu ne woon charte non violence gi ñuy wax di ko signé foofee mu taxawoon fa la taxaw ba léegi nee na signéwul Les Échos nañu coalition bi mu bokk mu di Yewwi Askan Wi ñoom it nee nañu signéwuñu démb bi ñuy daje ak ñi indi xalaatub charte non violence mu di cadre unitaire dialogue islamique du Sénégal ca lañ leen ko waxee Habib Sy bokk ci ñoom di wax ci journal bi ana li waral ñu ne duñu signé charte non violence bi Ousmane Sonko nañu ci xët mu njëkk journal L'Info ci président yi Sénégal ma sa am yépp Macky Sall moo ci gën a violent mësee su koo dégg mu génn ñaawlu attaques yi ñuy def jëmee ci ñun waa Pastef te du ngeen ko ci mës a dégg mu di ci wax ndax moom ci jëmi boppam moo ko santaane footballkatu Sénégal bii di Krépin Diatta ay mbiram record yéene kay nee nañu taq na suuf ne coupe d'Afrique bi ñuy séntu du ca bokk match barrage yi Sénégal war a def ngir mën a bokkit ci coupe du monde Qatar 2022 du ca mën a bokk ab gaañu-gaañu bu mu am keroog moo ko waral journal Stade dëggal xibaar bi ci xët mu njëkk ba wax ñu ne ci óomu càmmoñ bi ca la gaañu l'Observateur mel ne ko naan ñu caaf xam na ndax Krépin Diatta bu forfait lu bari ci plan Aliou Cissé yi dana jaxasoo. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ci ak Mamadou Mohamed di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaar yi ak RFM delloo si gi ñeel poste premier ministre bu Sénégal di xibaar bi ci gën a fës tey jile njiitu réew mi ni dogalee démb ci ndajem conseil des ministres mu des jaarale gi ci kanamu assemblée nationale waaye opposition bi ñoom la nu njort mooy calcul yi politique yeneen ak leneen lu mu ci namm lu may wàllu baral liggéey bi ni nu ko waxee ñoom wet geneen gi des di wet ak pouvoir bi jàpp nañ ni daal wàllu gën a ñoŋal liggéey bay li waral coppite gi Yewwi Askan Wi ñoom taxawee fa Ousmane Sonko kenn ci ñoom taxawee ci wàllu wër ak jàmm gi gisuñu leneen lu may yëf yi mu ngi ci yoxoy président Macky Sall kenn waru ko caa jiite lépp ngir jàmmi Sénégal mu ngi dépendre ci moom noone lañu daal di waxee waa cadre unitaire de l'islam alxamis tey jii ñuy tàmbali ay yëngu-yëngu jëm ci wàllu xeex beek mititel gi jëm ci soxna yi di rëb fukki fan ak juróom dinañ ki daal di taxaw fexe ba daal di fi dindeet lu jëm ci wàllu métital gi ñeel soxna yi le 10 décembre lay jeex activités yi di yemook bëccëg gi dina jagleel wàllu droit de l'homme di àq ak yelleefu doomu aadama Abdou Thiam moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi wàllu digital gi soxna Yacine ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ci kanam tuuti penco geeg RFM
xataay boo xam ni ngir ku ko jëlagul nga moytu ko xëy na. ci jëm si Ndakaaru. dëgg la xat na mbeddi Ndakaaru yi naka noonu Babacar jamono yi embouteillage yi moom doy na waar jërëjëf sëñ Fall mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi bokk na ca bi ci gën a fës démb ak léegi mooy dellu si waatu poste premier ministre ci Sénégal président Sall ak conseil des ministres ko daal di doxalee démb ginnaaw bi nu ko waxtaanee mu des jaara léegi ci assemblée nationale waaye opposition moom daa gis xaat ne ay calcul la ci wàllu politique Yewwi Askan Wi taxawee fa Ousmane Sonko taxawee ci wàllu wër ak jàmm ci réew mi dañoo gis ne kenn waru ca doon njàkku mooy njiitu réew mi président Sall moom lañ gis ne bal bi mu ngi ci camp xamal nañu ko cadre unitaire de l'islam bi dox tànki jàmm boobaak léegi ngir rek gàttandu lépp luy fitna ci gox-goxaani 23 janvier yi ñëw atum 2022 alxamis tey ji ubbite 3e conférence sociale ndaje mu nuy waxtaanee que penco lépp loo xamante ni mooy gën a ñoŋal nekkin wi ci xëy ak liggéey ci réew mi ndaje mi ca centre international conférence bu ñu duppee président Abdou Diouf ca Diamniadio la président Sall dana fa teew àjjuma ëllëg gi thème ren bi la ñu ci waxtaane mooy wàllu protection sociale fexe ba ñëpp am kiiraay gi war ci wàllu dundin ak nekkin ci xëy mi alxamis tey jiit ñu daal di kon amal ndaje meneen ci wàllu lii di métital gi jëmee ci wàllu soxna yi ñaari ay bës ngi ñanga ca waaye tëjte gi ñeel yooyu xew-xew ca King Fahd Palace lay doon ci njiital ak teewaay soxna si ñu dénk wàllu njaboot gi ak soxna yi di madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng ci technique bi Abdou Thiam. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak bi ci gën a fës di dellu si waatu poste premier ministre ci Sénégal démb la dogal bi jibee ci conseil des ministres mu des ni ngeen ko xamee ci wàllu kon ak yoonal jaare gi ñeel assemblée nationale opposition moom la mu gis du leen lu mooy calcul politique lu njiitu réew meeg ña àndi ak moom dëkkee Amadou Sabar Ba. Doudou Wade parti démocratique sénégalais nee na njiitu réew mi Macky Sall lii mu def nii maanaam indiwaat li nga xam ne mooy poste premier ministre day wane ne dafa lajji ci li nga xam ne noonu la yoree réew mi. Macky Sall wàccu na dafa dugal loxoom wàccu premier ministre mais dina ko lekkaat réew boo koy yor da nga koy jàng mais Macky Sall jàngul yor réew mi lu dul wuuru ak tapale lu Senghor mënul Abdou Diouf technocrate mënu ko Macky Sall mënu ko mën ci réew. président bu parti républicain pour le peuple moom ma ngay sampaw laaj rek ci lan moo waral bile dogal gannaaw ay weer des rek ñu amal li nga xam ne mooy élection gox-goxaat yi Déthié Fall nee na lii yëpp dara waralu ko lu dul ay calcul politique. li am solo c'est pas l'acte bi indiwaat mais lan la ci jublu moo tax ma ni la avec lui il faut jamais réfléchir au premier degré parce qu'il vous a montré que bi mu koy dindi c'était pas pour développement sénégalais c'était pour ses propres intérêts et par rapport à ses problèmes dans son parti. Serigne Mbacké Ndiaye di wax ne ki nga xam ne mooy njiitu réew mi Macky Sall moom kot moo war a rendre compte askan wi ba tax na ne jàpp na ne moom njiitu réew mi natt na ba xam dafa war a indiwaat li nga xam ne mooy poste premier ministre bi. la ma ca waxoon mooy man ci sama jëmmi bopp su doon mën a du ma ko supprimer bu ñu fàtte ni Sénégal dañu nekk ci régime boo nga xam ni président de la république la askan wi fal ëllëg ki si biir moom mooy rendre compte bu jàppee ne tey jii li ko war mooy supprimer poste premier ministre jël ay responsabilités bu ñu ne naar yaa ngi. gannaaw ba ñu biralee communiqué conseil des ministres démb ci àllarba ji ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvance présidentielle bi kenn déggu leen ci rajo yeeg télé yi lu ci mënti am rek li nga xam ne mooy delloosiwaat poste premier ministre bi coow la ma nga cay bëri comme ba ñu koy supprimer na ca askan wi doon yéeyee ak a yàbbi. jërëjëf Amadou Sabax Ba dellu si waat gi ñeel boobee poste premier ministre ci Sénégal nag gis-gis bi ci professeur Moussa Diaw am di jàngalekat di gëstukat na ko noonu ci wàllu science politique ca UGB ca Ndar moom du ak lajjee waaye dafa jàpp ne la moom jiitu réew mi président Sall doon xaar ci fast track bi la gisul waral coppite gi ñeel doxalin ñu déglu ko professeur Moussa Diaw ak soxna Fama Dione. comme que supprimer changement de régime la induire loolu dañ ko waroon débattre wala ko woon décider unilatéralement d'ailleurs ñu bari comprendre ñu woon parce que juste après élection présidentielle yi mu félicité daal ko premier ministre bi bu génn bi Abdoulaye Boun Dionne félicité ko ñu yaakaar da koy reconduire après ñu indi ni day supprimer poste premier ministre ñu indi argument fast track que dossier yi dañ koy gën a day traitement day gën a gaaw mais il s'est rendu compte par exemple bu mu gisee loolu bu mu supprimer xam ne loolu ay surcharge de travail lay doon te ensuite day affaiblir le président de la République parce que lu xew moom mooy apparaître au premier plan te moom mooy répondre
et gis nañu ay réponses yu am yi temps yi bu mu demee Paris ci propos yu mu tenir yi su fekkoon premier ministre nekk fi moom mooy répondre mooy argumenter te moom mooy donner ay explications donc président bi day nekk en retrait di jël ay décisions wala yeneen dossiers nga xam ni yu am importance la. mais est-ce que monsieur Diaw est-ce que du ni dafa lajj ci li nga xamante ni liggéey na ko ginnaaw bi mu supprimer poste bi moo tax mu indiwaat ko. non yaakaaruma loolu la yaakaaruma loolu mais dafa bu mu seetee ni loolu mu dul yaakaaroon ci poste bi ci poste track loolu xam naa ni amu ci satisfaction. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar. gannaaw ba ñu la fayee El Hadj Assane dañu koy daal di door rek wàllu football ak jaraaf bu Dakar fas yéene amal ay matcham fii nii ci stade Iba Mar Diop maanaam fii nii ci Médina loolu nag ni ki démb dañu ko daal di siiwal wala boog barki démb ba am na sax ki nga xam te ne moo di seen secrétaire général daal di si yëkkate ay kaddu gannaaw loolee nag daal nañu doxantu waxtaan ak supporter jaraaf yu Dakar ñoom nag nu ñu gisee mbir mi dëxañ nañ ko ci reportage bu Asbarakan. supporteru équipe bu jaraaf bu Médina bi bëgg lañu def lool ci gannaaw ba ñu yégee ni seen équipe bi dana tàmbaliwaat di dalal ay naataangoom fii ci stade Iba Mar Diop Youssou Ndiaye moom mooy vice-président des supporters section Médina. waaw ñun de vraiment mbégte bu rëy nañ ci am parce que loolu lu ñu yàgg rêvé la lu ñu yàgg joytu la parce que ñun dañ doon dem rek en dehors des terrains Guédiawaye Alassane Djigo xam nga foofu nañ doon di recevoir te foofu nekkul suñu base bu ñuy wax équipe dafa war am base affective kon le Jaraaf doit recevoir au stade Iba Mar Diop. Birahima Ndoye di ancien football kat ci Jaraaf moom mi nga xamle ni li yàgg nañu ko waaj ba tey ji mu nar a am. kontaan ci loolu rek loolu lu ñu yàgg souhaité la Jaraaf recevoir Iba Mar Diop loolu yàgg nañ ko wax Cheikh mu def tout pour Jaraaf recevoir Iba Mar Diop parce que day tax ñëpp dellu si ginnaaw te loolu dafay gën a dooleel équipe bi. bu dee Jaraaf dafa war a dalal ay naataangoom fii ci stade Iba Mar Diop public bi yëpp danañ ñëw nekk ci ginnaawam ngir dooleel ko Bébé Dia di supporter. li ñun dañ ko yàggoon soxla xam nga mooy di dem ba ay Amadou bari di fa recevoir alors que population bi ñu bëri duñu dem damay wax 2% population bi rek ñooy dem te loolu nekkul woon mbégte quoi tey jii nii la doon mbégte ñu recevoir fii Iba Mar boobaa nga xam ne population bi même 98% population yëpp nañ dem supporter Jaraaf. gannaaw ba ñu tëjee stade Demba Diop ci atum 2017 équipe bu Jaraaf bu Médina bi da daan dalal ay naataangoom rawatina ci banlieue bu Ndakaaru waaye matcham bii di ñëw Jaraaf dina dalal naataangoom bi di Linguère de Saint-Louis ci ñaareelu bëccëgu Ligue 1 bi. ci ay xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko taataan daal di nga xam ne dina am benn mission bu Ligue sénégalaise bu football professionnel bu nar a dem ci stade Iba Mar Diop daal di doxantu xool waaw wala déet méngoo nag li nga xamante ne daal moo di règlement bi laata ñu koy homologué ngir bu ko daal defee Jaraaf mën fa recevoir niki weekend bi ci lu jëm ci championnat bu Sénégal ñu daal di waxtaanee Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 21 si atum 2022 lañ koy daal di amal ci weeru janvier la yëf yi di door confédération africaine bu football di kuréel mi nga xam te moom moo yore football fii nii ci Afrique nag ma ngay dànkaafu waa Cameroun rawatina ci stade bu Olembe bi nga xam te ne jamono gi gis nañu daal lépp daal jagagu fa ba tax ne fi mu toll nii ñoom daal la ñu wax moo di nañu ko daal di defal ci nu moo gën a gaawee lu ko mooy match inaugural bi di première rencontre wala boog match d'ouverture bu Coupe d'Afrique des Nations danañ ko daal di toxal yóbbu ko ci beneen stade loolu nag la ñu daal di wax ñu ànd seeg El Hadj Ndate Diop. La situation de l'anesthésie réanimation et la médecine d'urgence. li nga xam ne mooy wàllum anesthésie ak réanimation ci wàllum médecine d'urgence am na ay jéego yu am solo yuñ ci def ci at yi ñu génn li koy waral rek ci jamonoy mbas mi ñi nga xam ne ñooy anesthésistes yi ak réanimateurs yi def nañ ci ay jéego yu am solo ci li nga xam ne mooy xeex jàngoro bi loolu tax na gouvernement bi def ci ay jéego yu am solo. waaw mu mel ni ki kon boog njumte la ci élément boobu nga xamante ni El Hadj Ndate Diop moom moo ko doon def ñeel ba tey lii di Cameroun ak Coupe d'Afrique gu mel élément bi dafa teewul ci machine bi dafa teewul ci machine bi kon boog lu ci mënti am rek moo di xibaar bi jib na moo di CAF daal di dànkaaf kon boog waa Cameroun ngir ñu gën a baral mbir yi pare stade Olembe bi nga xamante ni moom moo nar a accueillir lii di match ouverture bi la ko mooy nag nee nañu dañu ko daal di toxal ñu daal di waxtaane ba tey wàllu football ak Europa League avant dernière journée bi ni ki tey ji ci 17h45 bu jotee ci Turquie Galatasaray dana fa tase ak ñi di waa Olympique bu Marseille ñoom mi nga xamante ni match yëpp match ñu lañ daal def ba tax na gi la jongante faw rek ñu am ci ndam ngir mën a am yaakaar ni dañ daal di qualifié ci li nga xamante ni daal moo di seen 8e de finale Lokomotiv Moscow ak Lazio bu Rome ñoom itam dañuy daal di tase am itam yeneen jongante gu ci mel ni diggante Bayer Leverkusen ak Celtic Glasgow Betis Séville ak Ferencváros Rapid Vienne ak ñi di waa West Ham United 20h dina am itam yeneen jongante Monaco moom dana tase ak ñi di waa Real Sociedad Leicester
ak Legia Varsovie dañ daal di tase. PSV Eindhoven ak Sturm Graz 20h itam dañu ko daal di amal noonu itam diggante Olympiakos ak Fenerbahçe. Francfort dina tase ak ñi di waa Antwerp ñu daal di ko jeexale ak wàllu Ligue des Champions ni ki démb Paris Saint-Germain moom dafa daal di ñàkk ci diggante mag ñi di waa Manchester City buy nag moo di seen première défaite ci les compétitions 2-1 la Manchester City daal di daan donte sax waa PSG ñoom ñoo njëkk a dugal seen but ko dugal moo di Kylian Mbappé waaye teewul ñoom ñaar ñëpp daal nañu qualifié ci wàllu 8e de finale. Atlético Madrid moom na AC ko fekk ca dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara. Liverpool moom mujj naa am ndam ca dëkkam diggante ma ñi di waa FC Porto Mohamed Salah moo jot a dugal seen ñaareelu but ki nga xam te moo di Sadio Mané moom itam jot naa football ci googu lay jogante. Borussia Dortmund moom mbette la am ci gile compétition ndax moom dañu ko daal di éliminer dinañ ko daal di reverser ci li nga xam te ni moo di Europa League gannaaw ba mu ñàkkee démb ci diggante mag ñi di waa Sporting Portugal ñetti bal ci benn. Real Madrid moom daal di fekk Cheriz Tiraspol ci dëkkam daal di ko daal ñetti bal ci dara. Karim Benzema dugal na donte sax moom vertigam ci lu jëm ci mbirum sextey boobu ni ki démb lañu ko daal di siwal waaye terew ko dugal moom mi di Karim Benzema. leneen li nga xam ne mën nañ ko wax itam moo di Inter de Milan mujj naa am ndam ci diggante mag ñi di wax Shakhtar Donetsk 2-0 di Real Madrid ak Inter de Milan ñoom ñëpp daal nañu qualifié ci wàllu 8e de finale Ligue des Champions à la Diassane. jërëjëf sëñ Cheikh PSG war nañ gërëm Mbappé de. waaw Mbappé moom ba Messi yegg seeg coow la ak li wolof naan kenn du am ndaa toj ndaa. ma nga noonu. nañ sant yàlla ba mu desee. moom daal moom mooy staru équipe bi. ndax moo yenn équipe bi jamono gi di dugal di def lu ne. mu ngoog voilà mi ngi noonu bu ñëpp defoon ni moom. xëy na heure bi Paris Saint-Germain kenn dootu ko wax. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu ànd ak Hadj Ndate Diop chronique culture bi. ma ngi leen di nuyu mbokk yi. juróomeeli session salon journalistique ndaje amal nañ ko ni ki talaata ji weesu ci Ndakaaru mu ne woon occasion ngir journaliste yi yëngu ci wàllu aada ñu waxtaan ak animateur bu siiw bi di Jean Latyr Senghor ñu gën ko xam ci turu Coco Jean waxtaanee ak moom ci lu jëm ci wàllu programmation musicale lu muy ñaawlu nag mooy manque de créativité yi mu seetlu ci grille de programmation yi. Ce qui se passe, c'est que les gens créent une radio. ci wàllug rajo mën nañ jàpp ni concurrence amu ca ndax programme yi benn la te ci même waxtu wi tamit lay amee sama gis-gis loolu dafa nekk loo xam ne nii dafay rey lii di xarañteef di maanaam créativité loolu nag dama jàpp ni si suñ cosaan la ndax nit ñi dañoo ragal a def lu waroog li nga xam ni moom la ñeneen ñiy def loolu nag auditeurs yi rek ñoom ñoo ciy perte. Comment enlever ça? C'est avoir le courage de proposer autre chose. Session ndaje bu mujj bi war nañ ko amal ni ki weeru décembre gi ñu dëgmal ñu woy ba tey ci wàllu musique ak single bi ñu dippee Bay Sa Waar Mamadou Cissé alias Mo le Berger moom moo ko daal di ko siiwal fële ca Kaolack suñu correspondant Pape Mbaye Diaw daje nag moom. benn album la boo xamante ni 8 titres ñoo ci nekk mu génn ko fële ca Suède mais single Bay Sa Waar moom rek moo jot a génn fii ci Sénégal woykat bi di Mamadou Cissé alias Mo le Berger di ko expliquer. bon Bay Sa Waar maa ngi ciy wax lu ci gën a am ci société bi xam nga des fois nga ni ko xam day bëri xam-xam mais day téye xam-xam ba dem yóbbu xam-xam bi wala yàlla dënk la yenn mooy doo jàppale kenn te am ñoo xam te yenn famille yoo xam ne da ngay dem gis fa ñoo xam ne dañuy bokk ndey ak baay mais duñu juboo donc si loolu laay wax ci biir société bi quoi. bu ñenn jàppee ni wayu léegi jàngalewul yeetewul Mo le Berger di xam ne nag loolu producteurs yi am nañ ci part de responsabilité.